salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen béggee bu baax a baax waaw dama bëggoon def rek vidéo bi pour waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Abdou Karim Gueye donc parce que moom dafa yedd Ousmane Sonko ci réseaux sociaux yi en direct gars yi partagé ko ñu bëri jot ci mu nekk loo xam ne mën na yàqal président Ousmane Sonko parce que gis nañ ne sénégalais yi lu leen influencé dafa yomb ñenn ci sénégalais yi donte am na sax jeunes yoo xam ne ils sont déterminés ci combat bi ba du ay wax nii rek mooy tax ñoom ñu bàyyi le président Ousmane Sonko waaye bu ñu xeeb ne am na ay nit ñu ndaw ñoo xam ne minorité lañ ñooñu mën nañ leen influencé te loolu baaxul ci président Ousmane Sonko parce que xam nga lu ñuy wax naan wa shahida shahidun min ahliha su fekkee dafa am koo xam ne dafa seede koo xam ne ci biir kër gi la bokk dafa am ñoo xam ne dañuy gëm seede yooyu noonu loolu moo tax waxu Abdou Karim Gueye gi baaxul ci président Ousmane Sonko moo tax man yàgg na sax di wax mais dama ne woon du ma ko tontu mais cette fois-ci dama ne dinaa tontu li tax ma war a tontu mooy juste rek pour leeral la rek wan ko ne ko carrément nu muy doxalee du noonu parce que mënoo nekk ci benn branche nga toog ci ba pare di ko scier maanaam nga toog ci benn branche su garab ba pare di ko gor xam nga yow lu mu yàgg-yàgg da ngay daanu mënoo wax ne da nga choisir le président Ousmane Sonko pour ànd ak moom politiquement gëm programme am parcours bi mu am ci administration bu Sénégal bi mu neex la lool bi nga dalee gis politicien ba léegi nga ne yow mosoo gis ku mel ni Ousmane Sonko loolu moo tax ngay revendiquer ne Ousmane Sonko nga àndal te nëbboo ko benn yoon Ousmane Sonko boobu nag nekk koo xamante ni il subit des attaques intempestives tous les jours ki nga xam ne mooy Macky Sall ak ñi mu àndal déclaré ñu la guerre kon da nga war a xam ne ñun nous sommes en guerre contre Macky Sall et ses amis bi ci mujj rek mooy guerre bi nga xamante ni mooy guerre médiatique bi gis nga ne barki démb yónni nañ benn faux journaliste un usurpateur de fonction mu ñëw di sos di créer yoo xamante ni amut des allégations envers le président Ousmane Sonko ak yeneen attaque yoo xamante ni sax yow daan nga génn di ko défendre Ousmane Sonko jiiñ nañ ko fi lu nekk wax nañ ne rebelle la wax nañ ne salafiste la donte salafiste lu baax la parce que jullit lañ wax nañ ne gëmul tarixa yi te boo demee tey ci këru diine yi defe naa ne ñi fa nekk ñu bëri dañ ko bëgg wax nañ ne dafay installer Sénégal affaire yu ethnicisme maanaam mbiru xeet wax nañ ne régionaliste la bi mujj mooy dañ ko bëggoon a traîner dans la boue pour yàq deram sos fen ay fen ne dafa violer benn xale bu jigéen boo xam ne lépp deal la complot du début à la fin sénégalais yu bëri xam ne lii ay fen la ba ñoom sax ñoo ko mujj régleel seen bopp ba mujjul dem kaso te yow combat yooyu yëpp gis nañ la ci léegi yow koo xam ne dafa bëri ay noon ndax programme am koo xam ne dafa bëri ay noon ndax idéologie bi mu am pour changer Sénégal ndax programme bi mu am pour changer Sénégal ndax li muy wax ci système bi ne système bi dafa bon baaxul dañ ko war a changer te yow système boobu xam nga ne baaxul te d'accord nga ci ne baaxul bokk nga ci ñi koy xeex léegi kooku am ay compagnon de guerre mu nekk waa Y'en a marre ak ñeneen ñun ñii ñëpp ay compagnon de guerre am lañ parce que li fi nekk dañ koy xeex pour mu jógee fi léegi ñooñu am problème mu dem di leen jàppale yow tamit nga waroon dem jàppale leen parce que sa ay compagnon de guerre lañ nga taxaw di ko classe ci loolu di ko attaqué ci loolu attaqué woo ko sax hors antenne mais en direct nga ko attaqué mais loolu incohérence bi ci nekk kenn mënu la kaa wax Abdou Karim Gueye tu n'es pas cohérent
essaie d'être cohérent ci sa combat xool nu nga koy mënee. Ousmane Sonko sosal nga ko sos boo xamante ni wax dëgg yàlla dafa jéggi dayoo parce que nee nga dafay défendre Kilifeu ak Simon mais foo gisee Ousmane Sonko wax ne Kilifeu ak Simon defuñ dara ils sont blancs comme neige est-ce que da nga ko dégg ci discours du président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko n'a jamais dit que Kilifeu ak Simon defuñ dara mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy suñu référence di sa référence yow mii dafa wax ne unzur aqaaka zaliman aw mazluman dimbalal sa mbokk su tooñee ak suñ ko tooñee mais xam nga ñun ba tey amuñ dara lu ñu leer ne Kilifeu ak Simon dañoo tooñ parce que dañ leen piéger filmer leen à leur insu même buñ defee Ousmane Sonko lu muy xeex man ma koy xeex yow nga koy xeex ñun ñëpp ñu koy xeex mooy buñ leen di àtte ak buñ leen di jàpp duñ ko jaarale ci yoon te loolu yow yàgg nga ko gis ci Sénégal mooy injustice notoire bu am Sénégal dont tu as été plusieurs fois victime yow ñaata yoon lañ la jàpp yow arbitrairement ci sa ay droit lañ la jàppee mooy da nga doon marche te da nga cee am droit parce que marche bi c'est un droit fondamental un droit constitutionnel constitution bi moo la ko may te pourtant ñun dañoo génnoon di la défendre ak ñeneen dañoo génnoon di la défendre président Ousmane Sonko yàgg nañ la jàpp mu lay défendre bi nga feebaree taxawu na la lu mu ci mën def na ko ci wax ak ci jëf moog ñi mu àndal mais su fekkee da nga ne yow nitu dëgg nga bëgg sénégalais yi na Karim kat dafa ñeme dëgg di bàyyi xel comme lii waa APR yi di wax ak ñi nga xam dañoo bañ Ousmane Sonko contre Ousmane Sonko naan Ousmane Sonko gaay mi duñ ko wax dëgg ku ko reproché benn affaire sax gaay mi dañuy génn dal sa kaw di la saaga fekk demeewul noonu Ousmane Sonko nit la comme nit ñëpp fii ñëppay juum ku dul juum amut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa juum ba yàlla ñëw na wax ko na ko laa taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah boobu dafa am ñu ñëwoon di ko am luñ koy laaj mu ne leen dem leen ba suba Jibril daf fii ñëw di ma indil ay information te waxul insha Allah yàlla sanctionné ko ci ñàkk wax gi ñàkk wax insha Allah loolu moo tax aaya boobu wàcc mu toog di xaar Jibril ba sonn gisul Jibril affaire bi jàpp ko lool mu am gàcce ruus lool ci la yàlla wàccee aaya boobu nag di ko yedd ne ko bala ngaa waxati dara ne dinaa ko def suba da ngay wax bu soobee yàlla kon kooku dafa juum foofu te pourtant yonent la rawatinaa nag Ousmane Sonko mi nga xamante ni simple nit la comme ñun rek mais dañoo am ci moom yaakaar ci wàllu jiite réew ci programme am ci parcours am moo tax ñu ànd ak moom di ko jàppale même bu defee erreur yow boo koy yedd waroo ko yedd ci biir mbooloo parce que mënoo nekk benn soldat nekk ci benn armée di guerre ak ay nit sa benn moromu soldat def erreur nga dem jëli micro di ko yedd ba yow sa adversaire yi di ko dégg parce que sa adversaire yi bu ñu ko déggee yow yaa ngi leen di jàppale yow li nga wax Ousmane Sonko yaa ngi jàppale ñi nga xam ne ñu ngi attaqué Ousmane Sonko guddeeg bëccëg suba ak ngoon yow tu n'as rien à reprocher à Ousmane Sonko ci affaire Y'en a marre bi gisuma dara loo ko ci mën a reprocher li mu def loolu la war a def dafa war a dem soutenir ñoom Simon ak Kilifeu buñ tooñee ak buñ leen tooñee yëpp moom côté bi mu doon wax mooy ci côté injustice bi nu ñu leen di jàppee parce que ñooñu dañ leen a filmer à leur insu te loolu c'est illégal maa ngi dégg maître Moussa bi nga xamante ni Moussa Sarr bi nga xam ne moom mooy avocat Kilifeu ak ñoom Simon mu ngi koy wax nee na juge mënul sukkandiku ci lu illégal ba pare di topp nit parce que boobu vidéo boobu noonu
dañ leen a enregistré filmer leen te yëguñ ko te tàgguwuñ leen te nit boo koy enregistré wala nga koy filmer waroo ko def à son insu da nga ko war a yëgal soo ko diffuser diffusion de données personnelles lay nekk te loolu loi bi daf koy aaye. procédure bi ñuy jaarale ñi nga xam ne dañoo contre Macky Sall di leen xañ seen ay droit loolu lay nit ñi di xeex te yow victime nga ci wax naa ko sànq ñaata nit lañ fi jàpp yoo xamante ni jaarul yoon parce que dañoo contre Macky Sall wala ñu jàpp leen jiiñ leen loo xamante ni defuñ ko utal leen ay chef d'inculpation yoo xamante ni du dëgg ñoom ñoo koy créer ñaata yoon lañ fi jàpp nit dem di uti luñ ko taqal ay yoonu yoon te loolu yow xam nga ci dara ñaata yoon ñu nga gis ay nit ñu ànd ak Macky Sall ñu tudd leen ci ay scandale te pourtant ba léegi kenn defu leen dara Ousmane Sonko loolu lay wax li mu doon wax ci Bassirou Gueye tamit nga nekk di ko kaas mais li mu doon wax ci Bassirou Gueye nit buy def lu bon da nga koy weer amul ay homme d'état amul dara Bassirou Gueye lu bon la nekkee Sénégal mooy sale boulot la nekkee ci parquet bi dañ koy sant ne ko tëjal ma kii mu tëj te pourtant ñi mu war a tëj moom ak dossier yi mu war a autosaisir mu ngi ci tiroiram te ñooñu ñi nga xamante ni kaso lañu waroon a nekk ñu ngi am liberté ba pare dem ci télé yeeg rajo yi di saaga nit ñi parce que Macky Sall lañ àndal yow loolu nga war a wax. député yi nga xam ne dañ leen a tudd ci passeport diplomatique yi nga xamante ni dañ koy jël di ko trafiquer ak passeport diplomatique nu mu amee solo ci Sénégal ay député yoo xam ne dañ leen a élire ñuy voter ay loi war a joxe le bon exemple ñu dem di trafiquer passeport diplomatique ñu tudd leen ci te Condé mi nga xamante ni jàpp nañ ko mu tudd leen taqal leen moom ñu ngi ko tëj kaso te député yooyu tey kenn waxul ci li jëm ci seen levée immunité parlementaire jébbal leen yoon li procureur defoon ba bind président assemblée nationale mook doyen des juges Samba Sall ne nañ lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko te Ousmane Sonko ñoom amul dara lu leen leer ndax affaire bi dëgg la de ay fen la te ñoom ñi doon lever immunité parlementaire bi ak ñoom ñi doon bind président assemblée nationale pour mu lever immunité parlementaire ñoo la gën a xam ne ay fen la ñoom sax ci deal bi lañ bokk te pourtant accéléré nañ ko mu gaaw ñu lever immunité parlementaire am te député yi dañ leen a tudd mu am ay yu leer nañ nga gis ay faux certificat de mariage ay faux extrait de naissance ak yëpp bu nekkoon député yoo xam ne ci opposition bi lañ bokk ku noonu lever nañ seen immunité parlementaire bu yàgg yow ci loolu nga war a wax parce que loolu moo ne fàng léegi ñooñu kenn jàpp leen ñu dem jàpp ñoom Simon ak kilifa ñi nga xam ne même bu ñu defee erreur mais nañ leen jaarale ci yoon yemale leen ak ñëpp parce que justice bi dafa war a équitable justice à double vitesse waru fee am justice kenn waru ko jël di ko fowee di ci def ay règlement de compte parce que c'est très dangereux loolu lay Ousmane Sonko di xeex ñun ñii ñëpp loolu la ñuy xeex te Ousmane Sonko bi mu demee loolu la fa wax il faut nga xam ne yow tu n'as pas le monopole de la vérité c'est très important gis nga nit da ngay humble gis nga yëg sa bopp ba mu ëpp baaxul ay kii nitu dëgg la gars yi dañoo ragal a wax Ousmane Sonko dëgg ah moom moo koy wax dëgg Karim dafa mën a waxaate dëgg bi nag ni nga koy waxee moo baaxul parce que booy ànd ak nit koo xamante ni chaque jour ñu ngi koy sosol di ko fenal di ko xeex ci xeex yoo xamante ni teguñ ko fenn lu dul ci programme bi mu am pour Sénégal pour defar Sénégal ay kaymaa taxaw na loolu du fi amee yow nga ne moom nga àndal ba pare di jàppale ñi koy sosal mais loolu c'est incompatible Karim nañ waxante dëgg li nga yedd Ousmane Sonko en direct moo tax ñun ñu lay yedd en direct parce que c'est pas la première fois nga koy def il faut que nga arrêter loolu boo amee looy wax Ousmane Sonko même bu defee erreur mais demal këram wala nga oo ko téléphone na ko dama la soxla ngeen toog nga wax ko sa xalaat mais Ousmane Sonko du dictateur dina la wax lan moo tax mu def lii ak lii ak lii mais boo génnee di ko attaquer yaa ngi jàppale suñ noon yi yaa ngi jàppale nos ennemis
parce que ñooñu ennemi lañ jàppee Ousmane Sonko te Ousmane Sonko defu leen dara lu dul ay ambition yam rek lañ ko defee ennemi buñ sàccee mu ne leen da ngeen a sàcc nuy Macky Sall di doxalee baaxul mu génn di ko dénoncer loolu rek moo tax ñu def ko ennemi mais du dara kon delloo suwaatal sa xel te nga bàyyi li ngay def yëg sa bopp ba mu ëpp baaxul jàpp na yaa dàq wax ñëpp dëgg baaxul ni ngay xeexee baaxul il faut nga xool beneen stratégie booy xeexee Ousmane Sonko kenn waxul na kenn du ko wax dëgg kenn waxul na kenn du juum day juum comme ñëpp fii ku dul juum amut mais boo nekkee ci guerre dafa am nooy gérer guerre bi stratégie la yow match de football bu amee benn jour déconné ci biir terrain bi entraîneur bi est-ce que day dem jël benn micro bi nga xamante ni moom la reporter yi yore di yuuxu ci stade bi ñëpp di dégg lu mu koy reprocher mais daf koy su mi-temps amee ci versaire yi mu wax ko li mu koy wax wala ci biir terrain bi mën na ko mu ñëw nii mu am lu mu ko déey mu demaat làmb tamit même chose léeg-léeg nga gis mbër def erreur arbitre àtte entraîneur bi ko mu ñëw mu wax ak moom reproché ko lu mu koy reproché compétition yëpp noonu la muy basket boxe ak lépp man daal wax dëgg yàlla su ma sañoon du ma ànd ak nit mukk di am ay yu ma koy wax en direct ci ay réseaux sociaux yeeg yooyu waaye nag da ngay déconner te li ngay def yëfu seer la am na yoo xamante ni kenn du ko def mënoo nekk ci combat bi ba pare di attaquer waa combat bi loolu wax dëgg yàlla c'est incohérent de ta part delloosil sa xel nga bàyyi li ngay def salaamaaleykum wa rahmatullah